non sama gars yi man bàyyi ngeen def live bi de maa ngi jooy sax sama rangoon ñaa ngi tuuru quoi man bàyyi ngeen def live bi de ngeen waxtaane ko. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp nag gars yi di leen déwénal di leen déwénati di leen balwaax di leen baal di ñaan yàlla defal ñu sutura defal ñu tew féex ak tey siir non gars yi foog ngeen bàyyi ma foog ma concentré bàyyi kii yi quoi bàyyi message yi sinon foog may rey quoi wala ma bàyyi la ngeen def live bi de ma bàyyi la ngeen def live bi ba yéen nga wax lépp dafa mel ni da ngeen comprendre ba pare sax dafa mel ni da ngeen nand ba pare xam nga nit bu nandee ba pare yenn saa du jar a wax lu bëri quoi da ngeen nand quoi yéen. waaw xoolal lii bon bu doon sama sago tey dañuy waxtaan ma def ay rafraîchir un peu mémoire yi pour ñi nga xamante ni fekkee nañ dëgg-dëgg sama génération ni mu évoluer waaw tuuti rek balaa ñuy dem ci ay affaire fans ak affaire yooyu quoi man kuy am fans ci rap sénégalais ku mu mënti doon vrai fansu rap sénégalais mënul bañ Fata never ever ku bëgg hip hop ku xam hip hop Sénégal mënumaa bañ c'est pas possible that is impossible moo waxaat anglais buñ may teree parce que anglais bi ma def tey damay rafraîchir rek ay mémoire nag nekkuma fi di jéem a di tontu di gaaral it's not just a man thing du ay fu góor sax du ma ko def dama bëgg rek waxtaan rafraîchir la mémoire des gens qui m'écoutent en tout cas ñoom laay waxal xam nga waxuma ak ku bëggul déglu ak ku bëggul dégg ak fanatique waxuma ak ñi nga xamante ni dangay wax lii ñu transposer ko wax leneen comme li Albouri di wax j'emprunte un peu son expression kenn yàq sama wax waaw ku yàq sama wax rek dina boo ko defee dinaa la laaj bu ñëw wala ba nga ñëw ma defaral la bagage waaw ma ne déjà dans un premier temps ma signalé benn affaire bu ndaw mooy man depuis 6e may def secondaire boobu commencé gu ma rap ci laa commencé rap en fait di bëgg rap mais sama classe pratiquement su ma jëlu première deuxième en anglais maa koy jël samay copains de classe ñu may xool maa ngi ci groupe bu collège Notre-Dame du Liban ba léegi en anglais la passion que j'ai avec cette langue loolu dama koy wax te boobu rap duggaguma ci bu baax xam-xamaguma loolu benn la ñaareel bi ma demee ba am entrée en 6e dem lycée Blaise Diagne man maa doon président English club bu lycée Blaise Diagne Asmalik chanteur du ma bàyyi ma fenn suñuy connaissance ñu ngi ko defee British English Council bu nekkoon en face lycée Lamine Gueye Vanvo waaw donc anglais làkk la comme wolof comme séeréer comme joola comme yeneen amuñu ci benn complexe dañ ko jàng fi ñu ko waroon jàngee bëgg ko di ko làkk saa su ñu neexee nag duñu demander nit son avis comme yow wala keneen ak keneen ni ngay bëggee toog ba yàgg wax say expression wolof aussi français wala nga làkk sa làkk cosaan muy tukulóor wala muy séeréer whatever donc amuñu complexe làkk waaw ku yàq sa wax dama koy noq parce que réew mi dañuy aay si yàqu wax dëgg la dañuy aay si yàqu wax da ngay wax jëm fii ñu ni par force nee nga jëm
par force nee nga jëm waaw man Sénégal laa dëkk fa laa juddoo yaroo fa màggee fa waaw damay par force bokkul ci ñi ñuy tudd loolu dafa nekk parce que it's a stamp tampon la bu fa nekk lu ñu wax la ba pare lu ñu def la du lu ñuy wax dañ ko def we did it waaw yes of course ni ko DJ Khaled di waxee God did it mais ñun amuñu complexe américain mosul nekk yàlla def na loolu te ba pare ma fàttaliwaat lépp ci rafraîchissement yi ñun bi ñuy siiw si hip hop sénégalais ñun Fataade laay wax ak CBV boog ñun bi ñuy siiw non siiw si rap sénégalais dafa jafe woon ci la jafe woon ci la siiw jafe woon dëgg nag yàlla xam na ko waxuma dara ci ay caaxaan ñun bi ñuy siiw la rap jafe ñun ñuy génn ñun di fël ñi ñuy tudd fa la rap sénégalais mette woon parce que boobu noonu ñi ngay tudd ci rap yëpp ñu ngi doon exister ñu ñëw dox seen kaw waaw dañu ñëw dox si kaw rap sénégalais téye ko mu leer nañ ci talent rek nag dara tegu fa leneen lu dul talent ak engagement loolu am na solo ma doon ko wax quoi parce que triché wuñu suñu carrière ñun triché wuñu suñu carrière bi ñu siiwee tamit on a fait le tour du Sénégal partout fu ñu taxaw dañ ko daan feesal del amul xaaral ma dem te ñëw benn ñaareel bi ñuy bind ci engagement bi ñuy wax ci état soo koy dégg ñun dañu yàlla daf ñu dimbali ñu fekkee ne 3 générations mooy diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade ñu joué si rôle yu mag engagé aussi bu baax ku déglu suñu sang yi ñu ci def dañ doon wax ne ñun duñu fanaan suñu kër excusez-moi dañ doon wax duñu fanaan suñu kër boobu engagement foofu la raare woon man su ma toogee tey di gis li ñuy tuddee engagement c'est du déjà vu lu xew la ba pare waaw Sénégal luñ fa def nii dañ ko fay defaat donc man nag parfois duma mën di wax ak génération boo xamante ni dama leen di bëgg fàttali man maay kan ba pare le Sénégal dañu gaaw ci fàtte nit wala jël la rek multiplier par 0 def lu fake góor jigéen gëmoo dara kërëng c'est pas vrai c'est des balivernes loolu du dëgg loolu ku koy wax ak ku koy jéem a gëm ak kuñ koy gëmloo ñoom ñett yëpp dañuy fen ay fenkat lañ c'est des mythos que dañ ma daax rab Sénégal danga ma daax rab ku ma daax rab Sénégal andi ko léegi teg ko ci biit maak moom ku mu mën ci doon nag avec toute la modestie dafa am yoo xam ne doo sax samay wax quoi Sénégal nit mën na ma gën a siiw wat d'accord naa mais nit gën ma dégg daa xam ma tegu ci biit amul c'est pas vrai loolu benn la ñaareel bi je souligne encore techniquement laa lay wax ci musique ma rafraîchir sa mémoire gën ma xam ni ñuy bindee ci dëkk boobu ñu nekk Sénégal ak li mu laaj pour nga bind wax nit ki dégg nga xamante ni rap flow la ak diction ak waaw flow la ak diction boo ma laajee man la Fata man maay diction man maay flow ci rap sénégalais mu leer benn ñaareel bi maa ko jàngale nag man maa ko jàngale def nekk comme maître ci rap sénégalais bind leçon de rap man samay musique yëpp dafa objectif te doon am solo ci jàngale ci musique leçon de rap ku bëggul dem déglu ko bëggoo dégg ci hip hop bi waaw maa jàngal génération yëpp ñuy rap waaw maa leen wax naka la techniquement naka ngay rabee bokk ci biir Sénégal loolu laa wax man waxuma rap américain de man ku may jaawaleeg américain rek da ngay juum quoi
waxuma rappeur américain yi ñuy rappé de parce que xamoon nañ fi ay rappeurs yu nekk quoi ñun xamoon nañ ay Das EFX xamoon nañ ay rappeurs yu ne Twister rap yu gaaw flow yooyu moo envahiroon Sénégal ba boo demee ci yenn secteurs yi wala concert yi rappeur bu nekk am na koy nuróol ok man ma nekk un rappeur sénégalais foofu la wax di njëkk leeree man mosuma nekk di rappeur yi di yuuxu di wax lu du leer jamais lyricalement je parle des choses que tu dois comprendre automatiquement techniquement ci lyrics ci binde mosuma taxaw di wax lu nit mënul dégg léegi du ma ko def mosuma ko jàppee intelligence te pourtant xam nañ lu bëri nag waaw merci Fireflow nee na leçon de rap moo ko def rappeur waaw dëgg la su dul sax wallahi lazim wanewu mais dama xam ni au moins j'ai rendu service à une génération qui aime un mouvement ma leen di jox techniquement détails yi nga xamante ni daf ko laaj mooy flow booy wax mu am intention délivrance bi tout ça j'ai rendu service mosuma dégg ku ci détaillé te pourtant c'est un morceau classique dama leen déglu pour génération bi ñoom nañ dem déglu di leçon de rap et ci biir loolu comme li ma wax y a eu même des émissions que je me rappelle très bien bu Simon daan def bu mu doon def affaire lyrics di décortiquer une fois je l'ai dit que man nekkuma si lyrics yi américains yi di proposer africains yi ñu koy topp man la ñuy tuddee complexe nee nañ man maay complexe américain yi mais man ñëwuma Sénégal benn yoon ci expression lañ may waxee la ñuy waxee ni anglais laay wax mais sama texte yëpp wolof laay wax quasiment à 97 wala 18% man wolof laay wax man lañ koy reproché man ñëwuma Sénégal def comme 50 Cent ñun rap sénégalais bi ñuy juddoo ba ni ñuy day mosuñu fa gis lu nuroog loolu lu dul ñëw alteeru taxaw takk ay doraat def affaire kaana yéeg ci train yi def ay clip affaire yoo xamante ni is back in the days man mosuma ko def man je suis resté toujours sénégalais man def ay vidéo sax yoo xamante ni nit boo koy seetaan da ngay mën a di retrouver sa bopp ci biir fi nga nekk man dama am complexe di def ay clip yu de luxe yu extraordinaire loolu benn la ñaareel bi wax na ba briefer un peu nix yenn saa yi tamit nag du ma bëgg sax di dugg si ay détails quand même quoi parce que ñun ay gentlemen lañ saa ñun on a une génération à aider xam nga ñun dañu bëgg jàppale suñuy moroom ñun complexé ak ragal dëgg moo waral nigériens yi nekk suñu kaw man su may toog ñu naan ma Fata le précurseur wala yaa tax génération bi comprendre am nga raison su ñoom man j'ai la honte damay rus yàlla xam na ko billahi wallahi taala damay rus parce que samay moroom laa nekkaloon ci même génération musique bi war a dox tekkil leen ñoom ñëpp au moment où les mbër yi nga xamante ni ñoom ñu ngi doon door a génn Sénégal di wax ne dañu bëgg tabaxal seen yaay kër dañu bëgg yóbbu seen waajur màkka ñun sénégalais yi ñun rappeurs yi on devait être dans la même logique qui n'a rien à voir avec les lyrics qui n'a rien à voir avec la représentation du peuple moo tax sama wax bëgguma ñu yàq ko représentation du peuple dafa bëri forme ci laay dinaa ci ñëw mais li may bëgg yeggale mooy pour man il faut que ñu nangul génération bi ne ñun ñoo leen juumloo te dëgg la ñun ñoo leen juumloo te pourtant ñi leen juumloo nag tey jii man ak ñoom ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm bu bëri doole man j'étais ak maa ngi woon Denver ak Maxi Crazy mais on se voit et puis avec beaucoup de respect je lui voue tellement de respect le gars que dama xam lan la jëriñ ci Sénégal saa yi même Bill Diakhou il a servi au rap sénégalais dafa jëriñ dara parce que il a ramené le hip hop dans la maison yóbbu ko ci biir kër yi maire yi di ko déglu il faut pas être aussi jaloux quand même tey jii yow nga bëgg mel ne yow yaa fi andi hip hop bu dëgër yow yaay guerrier bi parce que tey la sa jamono tollool nee nga non bëggoo mënoo bi fag ñëpp man j'ai jamais voulu parler de ça yàlla xam na ko interpellation ay nit yi de partout nit ñi ñuy gis acharnement ba ma ruus man on n'a pas besoin de ça dans ce hip hop soxlawuñu loolu soxlawuñu nit ñi di gis
hate for no reason bañ nit te tegoo ko fu fenne amul sens munoo bañ nit ki noonu te pourtant yow li ngay wax dëgg-dëgg ci média yi bokkul ak li ngay wax dëgg-dëgg feneen clashante nga ñëpp pratiquement booy yi tolloog yow nag tuuti ci esprit répondre nañ la clash yu dëgër ñu ci bëri da nga leen bàyyi mu sedd nga avancé mais dafa mel ni man sa début carrière ba tey man la nga ni ma andi Dragon nga andi Dipson tey Dipson bi muy def carrière am mu koy jeexal parière Sénégal en tout cas pas carrière am mais bi muy def benn soirée bu mag bu mu doon def man la woo ma nekk invité d'honneur. Il me voue beaucoup de respect et je le lui rends fidèlement yàlla xam na ko muy dëgg nag nekkatuñu si dimension wu enante en tant que jeune sénégalais musique kese la objectif bi war a njëkk c'est même pas politique dama yàgg wax loolu politique gu ñu objectif bi war a njëkk mooy nga yor benn industrie bu nekk sa loxo qui est de l'or muy musique déjà nga war ci mën a wane yow sa xarañteef nee nga da nga xarañ nga wane ni nit mën na ci développer ba tabax ci ay kër wan ko booy ñu gis ko mais non booy di bëgg a gis musique àdduna bi nga ne leen duñ ko fi defee dafa fake dafa bullshit et il représente pas le mais comment ça di tayle artistes yi ak politique bi par force ça a été ma position depuis le début de ma carrière bi ma bindee pour génération yi déggul bi ma bindee sax bu mu tax bu mu tax loolu c'était en 2001 c'était avant 2001 c'était en 99 oui man maa wax loolu man maa ni bu élection yi jotatee ngeen dem xool yi nekki nu waa kaw gee waa àll bee def nañu la yaakaar de te réccoo fi ne man maa waxoon loolu man en 1999 ça fait maintenant 22 ans pratiquement man maa bindoon loolu man maa gëm ne politiciens yi koy def ils sont minoritaires ñoom man gënuñu ma bëgg sama réew j'ai X raisons d'écrire des textes hip-hop qui peuvent développer mon pays ñu war a éveiller jeunes yi ñu gën a yeewu ci seen dundin ci dem wuti ko pour bañ a toog di xaar état man loolu laa gëm man maa ko wax loolu de 99 ma jóge ci defaat beneen morceau ñooy soos wax ne comme kaas nañu ba tàyyi te nguur gi faalew ñu man rab bi duma ko bàyyi te mooy suma liggéey faalew ma mais saa waay pour ñuy xamul nañu doxi waaye tamit pour ñu xamul bokk nañu doxi xool yi comprendre nga te ñu bañ a jaxase bu ñu jaxasee nit ñi ak peuple bi comme quoi que nekkuñu ak peuple bi rek loolu mooy genre rabuñu comme liñ doon def il y a 20 ans que nekkuñu ak peuple bi c'est de l'hypocrisie c'est pas vrai du dëgg ñun sénégalais lañ am nañu ay papa ak yaay man ci sama philosophie man normal rek man mooy Sénégal milliardaire gëwuma ko fa man parce que man mënuma gëm nga am dara sa mbokk bi la jege du lekk normal man kon gëwuma man Sénégal ci loolu man li ma gëm ci Sénégal mooy en réalité dëkk bu par exemple bu ma nekkee ci dëkk bu mag nii ni may xoole man du damay ñëw rek ne li ma gis fii laa bëgg a gis Sénégal suba man dama gëm process man loolu laa gëm man dama gëm ne su la yàlla dimbalee ba Sonko nekk suñu président suba yàlla may ko mu def 10 ans mu bañaa nekk beneen génération bu ñëwaat di dal si kawam di comprendre di am conscience ne pourtant teg na jéego suba dafa am keneen ku war a ñëwaat pour yeggale parce que it's a process mënuñu tëb rek nekk fa man loolu laa gëm duma sénégalais yooyu di tukki di ñëw di wan lu gars yi ne mais attends lii pourtant lii la war a mel fii lii pourquoi pas lii bëgg kut Sénégal nekk comme Dakar nekk comme New York man gëwuma loolu parce que man dama gëm ni c'est des villes qui se sont faites depuis 300 ans du caaxaan that's what I believe man loolu laa gëm waaw donc su ma defee sama clip sax tuddee ko Sénégal welcome to Sénégal bi may andi Dragon Sénégal Rough Riders mais yéen ñëpp da ngeen nekkoon di seetaan yéen ñëpp seen xol dafa doon bon gëmu leen ko
yéen ñëpp da ngeen seen xol am na ci ñoo xamante ni tey maa ngi leen di gis ñuy dox di ay vrai complexé américains yi man du mu dund ma loolu man dama am j'en ai des tonnes d'amis américains yoo xamante ni Sénégal rek la ñuy waxtaan ma ak ñoom man du ma complexe yi toog de loin di rêver Amérique ba bon ci bu ñu fi ñëwee sax dañuy topp di jéem a gis ay photo ak diw wala nekk ak diw nekkatuma si loolu mosuma si sax xalaata nekk bi ma xamee Rough Riders laa dama leen di yóbbu découvrir leen samay morom mais boobu la samay morom yi bañ boobu laa toggee animateurs yi di la sànni xeer di wax naan du dëgg andiw fi kenn man ma déclenché rêve yooyu ci yéen yow miy toog di wax yëpp moo waral nga gis lii may def di tudd samay texte di tudd samay toog nga apprécier sama album man sama morceau bi ma def ndénkaane ci nit bu la jegee li ngay wax si yeneen nit yi en réalité teg si suuf nga koy doxaat si ñeneen mais ñoom ñëpp dañ koy dund dañ koy xam soyons sincères entre nous bu média bi tax ñu war a changer suñu discours pourquoi mais pourquoi ñu war a changer suñuy discours pourquoi ñu bëgg par force wan nit ñi ni ñun ñooy peuple bi kese pourquoi restons pas cohérents pourquoi du ñu gëm lu ñu gëm dëgg-dëgg mu nekk dëgg si ñun lu ñuy prouver lan la ñuy jéem a prouver kenn il faut être sincère avec soi-même tu peux pas être en bif avec tout le monde mais c'est pas possible munul nekk munoo koo waxal ñaar ñett yow yaay mais yow yaay dépositaire du hip-hop sénégalais quoi yow la te tu ne fais que répéter ce qui a été fait ñun on a innové on a créé des choses ñun on a créé des générations munoo ko bañ man sooy bëggee ndef Samba Peuzzi par ricochet da nga ma bëgg par force man sooy respecté Canabasse par ricochet da nga may respecté par force parce que c'est moi qui ai mis en place ces plateformes qui les ont montré du caaxaan it's not about jël lyrics taxaw rap non c'est loolu mooy générosité loolu mooy xol produire on parle de production li ma produire si ay artistes sénégalais ñi ma jàppale ci loolu du génération sama morom bu ko mos a def na keneen génn ñëw wax ma kenn mos ko def kenn mosu ko def ci samay morom man yàggul dara 2019 22 bi moo si mujj kenn mosu ko def si yéen mosuma gis kenn ci yéen mu créé benn artiste mosuma ko gis sax say son man mu nekk tube mosuma ko gis tu es rappeur mais tu parles au rappeur sénégalais man mosuma ko dégg pas plus tard que démb bu may wax bi may benn booy dégagé moom ban booy la woy mais il faut qu'on arrête Sénégal du dëkk boo xamante ne dañu war a toog benn moment rek nag jël lépp sànni ko fàtte li fi ay xumaan def li fi daara ji def li fi jant bi def li fi ku ci ne da nga jouer sa partition nañ gore ku ci ne ci dëkk bi da nga def sa partition Bil Diakhou dafa def partition bu baax ci dëkk bi on va pas les banaliser nañ jox nit ñi seen cër bu Dip ñëwee nekk ci hip hop bi teg jéego nañ ko nangul ak lu Brick pareil Boy Mo bi ma lay mujj gis yaa ngi def bif ak Boy Mo mu bind message te mais ça vaut pas la peine on peut pas s'afficher tout le temps comme des ennemis dans cette musique mënul nekk loolu ay mag lañ on a des enfants dañu am soxna am ay njaboot nekk ay gor war a dëkk ci dëkk bi ñu war ñu nawloo mais yow xoolal rek tuuti nga xool ci rappeurs sénégalais yi ñi ngay toog di clash chaque jour ñi financement ñi mais xoolal tuuti rek nga xool ñan ñoo ciy dundee seen art ñan ñoo ci am xaalis ñan ñoo ci ñafe loolu kan ma la fi dundal ñi ngay wax yëpp def leen référence quasiment à 80% tukki nañu pour wuti lu ñu li ngay wax naan ay da leen rattraper pour ñu war a mais boo ma waxee ne man saawaay dañ ma buux ci rab bi pour ma war a naan damay créer beneen mooy parce que comprendre yow yëgoo temps bi heure bi yow xamoo heure bi jot bi may def loolu man you don't know xamoo heure bi jot bàyyi man bi may andi Rough Riders Sénégal surprise la nekk si ñoom mbéj ñi toog seen kër ak ñi toog di seetaan wala ñi seetaan vidéo bi après ñi mu nekkoon mbéj ci ñoom nañu feeñ moo tax may laaj sama alarme ay mbéj la woon su may dégg nga naan ma ay Nix maa ko inspiré ñun ñoo ko inspiré ragal dum bum boobu ngay wax ñoo ko inspiré pour mu commencer di rap sa wolof dama ko daan tooñe man collaboration générosité la
dafa war a yokk nit moo waral mu defaat ay mu exister ba tey di def ay rap wolof muy gën a intéressé nit ñi collaboration générosité la nit ñi dañuy yokkante waaw ñun on a partagé de toute notre carrière li ma jàng ci Omar Pène jàng ko ci Viviane jàng ko ci Bouba Ndour jàng ko ci Awadi jàng ko ci Daara J seetlu ko tukki ko dama koy partagé ak sama génération par force kenn du ma ko tere vision boobu dama koy partagé par force que personne ne mêle ça à la politique rien à voir avec la politique nañu musique ku muus dëgg su boolewul wax dara ku waxul dëgg xam ne bu dee xam-xam la ci hip hop mais bu dee saawaa yow am nga xam-xam mais relève-toi nga génn ci kaw bi dem defi ay leneen lu gën a mag comme ñun defuñu ko ne nga dama jaaxle par exemple moo tax ma doon déclencher changer génération bi par force dañuy xew man damay rus ma duggee ci ay club américain yi di gis léegi ni ñuy dégloo ci nigériens yi nga ni loolu amul benn nga bëgg ko tuddee ni man maa dem ba gars yi rappeurs yi ñëw di ma bomb Sénégal mais man bàyyi bi may xew ci rap sénégalais bàyyi lu fu ma non man bëgguma sax ay discussion yi yàlla xam na ko parce que dama xam sama bopp ci bind ak mën a teg bu dee ay wax Sénégal nit mën na ma gën a siiw mais mënuma dàq rap mënuma dàq bind waaw technicité yi ngeen di jaay ci hip hop nag tardel seen bopp la rek moo gën a compliquer seen musique moo gën a compliquer seen moo gën a yàq seen musique avant rap di ñëw Sénégal woy amoon na te danaa nekk lu ndaw ñu siy wax lu am solo lu jëriñ nit ñi mais bind ton ay conteneuru texte lañu daan bind rappeurs yi di ko envahir nit yi ñiy déglu rap rek ñoo koy déglu ñoom rek lay jëriñ ban sens la am di wax te ñi ngay waxal sa peuple déglu na la à part yow ñi lay wax ñi ngay waxanteel rap il faut arrêter il faut nga ne te Sénégal ne dëkk la boo xamante ne ndeysaan xam nga non dafa naqaree wax ñun iñaanu ni yàlla def na ni amuñu daray kañaan yàlla xam na ko waaw yàlla xam ne amuñu daray kañaan mais sawaay gis nga ñun man dama ni ba gannaaw suba bu yàlla di def je reste toujours devant vous dama koy def yàlla mooy Karim bu dee da ngay bëgg dee wala nga mbëkk miir wala nga seet noo def mais je suis pas ces artistes là qu'on enterre parce que je suis passionné d'abord je suis vrai avec la musique je suis un passionné je m'investis dans la musique loolu la yàlla def man je suis vrai avec la musique je fais pas de la politique man politiqueuma ku bëgg politique na politique il est plus facile de se réclamer d'être un rappeur du peuple taxaw di kaas dëkk bu mel ni Sénégal dëkk pauvre sama waay ñuy lapider alal yi mais saa waaye nga rap jëm foofu kaas pour askan wi li nga xamante ni def nañ ko des générations mais peuple bi nekk sa wet moo gën a yomb li gën a yomb si Sénégal mooy nga rap di kaas di sànni xeer nguur gi ci ngay gënee populaire loolu ñëpp xam nañ ko su ko xumaan bi ñu daan tuddee Long John xumaan bu dañu ba tey di ko def ba tey di nekk place am Bibson Iba KT whatever ku ci ñëwaat di taxawee noonu day amaat li mu doon am ba léegi mais est-ce que loolu mooy xam-xam bi yow ñooñu nekk ay mag léegi am kër xam-xam bi mu ngi nekk ci lan moo doon transposer suñu musique bi ñuy def ñun nga xam ne bàyyi nañ jàng bàyyi nañ lépp ñu ngi si kër gi di emmerder suñu parents yi ñu ngi taxaw di xool société bi du ñu xool ne ñii afan lañ jëm ak seen lii ñun dañoo am devoir de représenter la population mais dañu am devoir de réussite ci li ñuy def yow nga bëgg a taxaw ci benn peuple di leen gëmloo tey da ngay yow sa bopp da ngay jooy taxaw nga wax ne Sénégal delloowuñu en retour artiste bi li muy def combien de fois tu l'as dit mais tu veux être paradoxal en fait tu clash kii suba kee gannaaw suba kii gannaawaati suba kee mais come on man nañ gis waxtaan nañuy waxtaan te wan ni bugguñu nit ñi nekk à l'extérieur di ñu xoole ay ennemis il faut qu'on arrête ay mag lañu il faut qu'on arrête ay mag lañu
nit da ngay am xol bu rafet ci jaam yi da ngay am di nangul nit ñi li yàlla li may yàlla may na ay artistes yuy xew mais may na ñu dul fay yeah forever ñun saawaay ñun ndar lañ jógee waaw ñun ndar lañ jógee wax naa ko ci sama benn texte ndar lañu jógee waaye temps du ñu fëkku ndaw dafa leer loolu du dañ yeah waaw ñun li ñu liggéeyal rap sénégalais kenn ci yéen laa lay waxuma woon benn nit waxuma la kenn ci yéen defu ko kenn si yéen defu ko kenn defu ko kenn defu ko kenn ci yéen defu ko kenn dafa war a leer say it loud long story short loolu mooy dëgg yeah kenn ci yéen defu ko ñun liñ ko defal kenn defu ko tey nañ taxaw lan mooy defal dara rap sénégalais mooy jël micro taxaw di rap di wax askan bi ñoo war a yeewu yeah askan bi ñoo war a yeewu xam dëgg parce que xam dëgg weesuwul nga nekk ci dëkk artiste bu ñëw mais defal nànk mais 2000 yàggul ay rappeur rek ngay gis tout le temps ñoom ñooy exposé waa di wax ni askan bi rappeur yi rek ngay dégg tout le temps ñu ni ñoom ñooy waxal askan bi mais après bu nguur boobu duggee ak li ciy xew lépp après bi beneen nguur di ñëwaat rappeur boobu du am position boobu même position bi lay amaat damay laajte nan ngeen di xalaat yéen nan ngeen di xalaatee loolu bi élection yi di ñëw kii ànd na ak diw fal na ko ba mu taxaw waaw léegi moom lan ban xalaat nga xalaat ni moom moo ko ci yóbbu lan moo ci intérêt lan la ci bëgg fan la ciy jëmale hip hop bi lan la ciy seetlu ban taxawaay la bëgg am ci nguur googu waaye léegi moi je te dis que je fais pas de la politique man politiguma man bu may politiguma man musique bi nekk sama kanam te samay moroom wala samay rakk yu bëri nekk ci tey ñu am yaakaar si ñoom man ñooñu laa bëgg fësal bu doon sama sago ñooñu ñooy tem ci kaw ñooñu ñooy wane ne industrie la war nañu mën a di tukki di dem di andi ci réew mi war nañu jël drapeau bi comme ni Sénégal di jëlee drapeau bi Coupe d'Afrique mission lañ nekk bàyyi mission bi nag du ñun ñooy xeex suñu biir bu dee da nga am gis-gis am nga xam-xam am na loo comprendre mën nga rap mais take cover bro génnal Sénégal nga def leneen dem get some featuring get some whatever come on man dafa yomb nekk Sénégal di coow tout le temps diw gannaaw suba kii gannaaw waati suba kee come on man I don't have nothing to prove to you I don't have it amul lu ma lay prouver da ngay politique man amul lu ma lay prouver man musique laa bëgg te mooy dëgg te génération bii di ñëw caaxaan du ko téye may wax nga naan ma ay ayam de Marseille wala ay mais come on man bi ayam di xew Fall bi ayam di xew man may nekk Panam man sama bopp tamit bi ayam di xew nga may wax ay naaz non ñooñu bi ñuy xew saa waay bokkul ak tey bu ñuy joué ci ay salles yu mel ni Bataclan il faut arrêter il faut être sérieux Sénégalais yi bu ñu leen bëggee da leen di wax dëgg groupe yooyu doon def loolu dañoo xeewi ñun Sénégal ñoo am problème mu adapté suñu bopp ci musique bi xew ci àdduna ñun ñoo am problème parce que suñu artistes yi waxuñu dëgg suñu artistes yi bëri waxuñu leen dëgg booy yi bu ñu bëggee génn ñu damm seen laaf ay féeg lañu ay bullshit ay ñi ñaa ñu posé la question ne la booy yi dañuy am yeneen artistes américains wala ñeneen ñoom dañuy retrouver seen bopp ci ñoom nga ne way du talent wala du dara non il faut arrêter lan mooy talent mooy toog suba ba ngoon di def ay next level di teg ay punchline te ñetti nit du comprendre si li ngay wax tous loolu mooy talent loolu mooy talent waaw yow loolu mooy talent mooy toog di bind ay texte 90% wu nit yi lay déglu du ñu xam dara si li ngay wax wala du leen amal benn yokkute bu ñu jógee ci déglu morceau yi du ñu am benn lu leen dolli loolu mooy talent loolu mooy mën rap mooy toog di ràbb ay texte kërëng waaw di def ay rime yu kii loolu mooy mën rap biñ ci tollee dañ ko def te teewul bi ñu koy def nit ñi dañuy déglu come on man nekk ci benn dëkk saa waay
mel ni yow yaay dépositaire u game bi Sénégal nag ndeysaan dëkk bu neex la quoi dama bëgg Sénégal man dëkk bu neex la waaw fu ñu gisee rappeur bu yàgg mën nañ ko mbalak de ko yàlla joxul teraanga dara mën nañ ko mbalak wala ñu fàttale facilement mais bu ma doon yow dinaa gën a yeewu xam ne Sénégal laa lay wax Baye Fall Sénégal laa lay wax ñun ñoo la gën a bëgg kenn gënuñu bëgg suñu réew waaw ñun dañ fa dëkk nekk fa di fa dox waaw waaye ñu la gënoon a metti gën laa tàng ci réew moo tamit waxuma sax man saa dañoo gis waaw saa yi dama laajte Fata ban soo la génnee bu ñuy waxtaan pour mu objectif ay mbalak ngeen koy def ci ñenn ñi en tout cas ñenn ñi rek mais bu doon sama sago ngeen laajtewaat di ngeen nangu xam bu baax a baax hip hop Sénégal kan moo ci ëpp njëriñ ci ñun ñaar kan moo si ëpp njëriñ waaw te mbir mi njëriñ la tamit quoi parce que ku nekk tamit franchement yaa ngi dund mais bëgg nga bàyyi legacy bëgg nga bàyyi war nga dund mais war nga fi bàyyi legacy my brother war nga fi bàyyi lu nit ñi di la xoolee lu nit ñi naan diw def na fi lii diw moo teg lii mais man gisuma lu waaye def gisuma ko à part ay discours nii wax toog sànni xeer toog télé wax si ay nit man gisuma leneen lu saa ay def gisuma ko gisuma ko mais mu ngi noonu quoi man daal I love you so much Sénégal yàlla na fa jàmm yàgg ñu bañ di changer wax yi comme on dit sama waxtaan bi yëpp en réalité vision bi mooy ñu nangul nit yi Sénégal kenn du fa jëriñ dara su fekkee duñu reconnaître bu dee ñun artistes yi ñu ngi toll ci dimension bi di toog di sànni xeer ay yeneen artistes bu dee foofu lañ toll ba tey musique bi duñu jëriñ tous c'est dommage kenn ci ñun nag du fa jëriñ kenn dara ndax xol yi moo baaxul te dëgg-dëgg du loolu ngay wax ci feneen ñu ngi dégg xol yi rafetul nañu nangulante saa waaye du yàq ci kenn dara waaw du yàqal kenn dara nañu nangulante lu fi ku nekk def nañ ko nangul waaw ku mer nag sa affaire la waaw mais fii Sénégal saa yi liñ fi def daf fi nekk en indélébile la waaw nañ nangulante fii ku ci nekk ci booy yi ñëw ci Sénégal ci game bi am nga loo fi andi loolu mooy process boobu moom la ñu war di respecter même si lu ci bëri luy yàqu sa grand frère yi ñoo ko def te wax naa ko man xam naa ni rap sénégalais descendant wu Rapadio yeeg ñooñu duñ ma mos a baal moo tax nga andi Bibson bi nga xamante ni nee nga bi ma andee Rest Fridays moom nga andi mais Bibson man on est dans de très bons termes yàlla xam na ko man ay bu ma nekkee fii États-Unis ay Matar la Kagula ñoo may woo parce que dañu yeewu xam àdduna xam ni musique du diine musique waroo koy def di mer chaque fois munul nekk munoo chaque jour di xas nit ñi munoo di wane toujours anger loolu day dem ba génne beneen jikko ci yow te musique is love bro musique xol la du en come on man topp benn peuple ñun ñëpp a siiw ñun ñëpp foo toll nañ fa mais topp benn peuple foo taxaw ñu ni yow parce que yaa nekk ci noonu lay dem bu baax a baax gars yi nga xamante ñu ma doon déglu lépp lu ma fi wax loo xamante ni franchement teggi na yoon ci sama faute la man li si jub tamit ci suñu borom la je tenais à le faire à le dire thank you very much bu kenn yàq sama wax li may wax ci musique la yam dañ ko yamale foofu peace out man I love you so much thank you guys